way xët-xët yi nag jóge fu ne ci yeneen i gox dañoo fa dem daje foofee li ñu bëgg mooy ñu jëlee fa Mamadou Diagne Sy Mbengue ca boppu IPRES nee nañu recrutement yi foofee ci yaama neex rek la ko teg te sax ñoom ñi ay wat yi way xët-xëte seen prise en charge médicale soxalu ko benn yoon radiothérapie bi ñuy wax ne dafa panne foofee ci hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye directeur ba nag ne mu ngi dox bu baax te sax ci jamono ji ne ñu ngi ci maintenance waaye tamit ay jafe-jafe ñu wax ne dafa am ci wàllu koppar ne loolee amul ndax machine ba ci radiothérapie am na garantie fii ak 2020 kuréel bi ñu duppee FRAPP France dégage ne Babacar Mané ak kii di Cheikh Ndiaye ñi faatu ca kaso bu Rebeuss du kenn ku dul nguur gi li ci gën a sax doy waar mooy dafa jaare jënd seeni njaboot juróom-ñaari association nag war a amal doxub ñaxtu ajom bu ñu demoon foofu ca place de la nation ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram dañ ci ànd ak Fama John Mamadou Amar Ndione ci yoonu tool yéene kay Modou Mohamed Ndiaye ci technique bi Amadou Ndiaye asalaamaaleykum. ñu wutali Thiès foofee nag way retraité yi li ñu bëgg mooy kii di Mamadou Diagne Sy Mbengue jóge ca boppu IPRES ñoom nag dañoo jóge ci yeneen i gox dem daje foofee ca Thiès ngir waxtaanee fa seen i jafe-jafe bokk na ci nag seen prise en charge médicale nee nañu kenn soxalul kii di njiit wa waaye tamit li muy def ci ay recrutement dafa doy waar foofee ci institution ba reportage Cheikh Anta Diop. waaye à la traité yi nekk ci Sénégal ci seen ab daje bu doon amal fii ci diwaanu Thiès. fëgg nañ seen loxo ci taabal bi di sàkku ci ki nga xamante ne moom moo fi nekk tey jii directeur général bu IPRES ñu jëlee ko fii Mamadou Diafal moom moo yor seen kàddu bokk ci comité de veille bi. région yëpp a ngi fi waxtaan nañu suñu biir mais suñu jàppee ci déclaration camarades yi fi wax yëpp départ Mamadou Sy Mbengue la ñu soxla. waaye à la traité nag bokk ci kuréel gi ëmb à la traité yi nekk ci Sénégal jóge woon nañ fu nekk ci réew mi ci fukki région ak ñeent ngir dikk ci daje bi li gën a nekk seen tawat jamono yi de di njàmbat jóge ci région yëpp daanaka yuppi nañ ko fi. li nga xam ne ñun jàpp nañ ko ci mooy feebar bi dal actuellement IPRES moo di garab amatul ci centre médico-social bu Dakar rax ci doole dans les autres régions te kat le conseil d'administration a mis à la disposition de cette structure plus de 600 millions pour gérer les médicaments. kër gi recrutement injustifié lañ fiy gis recrutement boo xam ne teguñu ko ci compétence teguñu ko ci ay diplôme recrutement yaa ma neex kër goo xam ne en temps normal war naa mën a doxal avec un effectif de 200 personnes tey mu ngi ci plus de 600 li muy jur ëllëg mooy situation boo xam ne dafay grave parce que à terme mun na indi gravement l'équilibre budgétaire de l'institution. waaye à la traité yi ñoom nag ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi rawatina njiitu réew mi di président Macky Sall ci li nga xamante ne moom la ñu tënk ci kayit de ñu topp ko jàppale leen ci ngir IPRES mën a dem ci kanam. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop sànq ba tey ñu ngay woo kii di Mamadou Diagne Sy Mbengue jiite IPRES téléphone baa ngay sonné waaye jëlagul suñu antenne ubbeeku na bu dee andi na ci ay tool bëgg na ci indi ay tontu. RFM rajo askan wi. hôpital Dalal Jàmm foofu ca Guédiawaye li ñu wax ne benn ci ñaari appareil yoo radiothérapie dafa panne waaye nag du lenn loo xam ne garaaw na ci bu ñu sukkandikoo ci direction établissement boobee ne beneen appareil ba mu nga jël en charge ci ñu mu gën a jaare yoon sax ñi ami feebar foofee kii nag di directeur ba di leeral ne ñu ngi ci maintenance mu nag jël tege nele ay kàddu yu ñu wax ne daal dafa jëm ci ay jafe-jafe ci wàllu koppar ngir ñu réparer boobu les machines radiothérapie nee ne ci jamono ji na ñëpp xam ne garantie ba 2020 la Moussa Samdaf moom mooy directeur centre national hôpital Dalal Jàmm ñu déglu ko ci téléphone beeg ne Fesatu Silla. dëgg la am na benn appareil boo xam ne dafa nekk en panne ma bëgg wax nit ñi rek que hôpital bi ñaari appareil la am benn appareil bi mu ngi dox mu ngi jël malade yi normalement donc malade yaa ngi faju beneen appareil bi wax dëgg yàlla dafa taxaw te taxawaayam boobu amul benn njeexital bu bon ci maanaam bi ñuy jëlee malade yi appareil boobu dafa nekk sous garantie du problème mu xaalis bu dara donc nañu ko jaayoon ñoom ñoo ko war a defaraat mu dox ñu wax ne rek état du Sénégal notamment ministère de la santé bi ñuy jël dëgg yàlla dañ ko teg ci ay charte yu leer fii ak ñaari at machine yooyu ngeen fi teg da ngeen koy maintenir bu amee pièces yu ngeen changé ko ak yooyu yëpp daf ci dugg donc pièces yi nga xam ne moom moo ci am jafe-jafe wax nañ ko fournisseur bi mu ngi koy dajale pour indi ko Sénégal ñu mën ko defar machine boobu tamit dox mais ma bëgg leeral rek benn mbir ñàkk doxu machine boobu amul benn njeexital bu bon ci maanaam
prise en charge maladie ñu ngi leen di jël ni mu waree naam toogoon nañu quelques jours te machine yu mel noonu tamit buy dox il faut que maladie nga jël leen ci condition sécurité doo parax yi rek pour jël leen mu am yeneen gàllankoor wala maladie bi am yeneen problème technicien société Scrim bi nga xam ne moom moo gagné contrat de maintenance bi mu ngi foofu mu ngi liggéey ak suñuy ingénieur mu ngi liggéey également ak suñuy praticien pour fexe ba wax dëgg yàlla machine yooyu dox wax dëgg yàlla du problème mu jafe-jafe xaalis ndax mënuñu wax ut xaalis pour defar machine boo xam ne dafa nekk sous garantie wax dëgg yàlla donc du problème mu xaalis problème mu procédure la ñu ngi ci procédure yi. ñi nag di ay néew yoo xam ne dañuy faral di leen suul ci ay sëgg yoo xam ne daal ñoom kenn du xam fu ñu jógee ni ki démb nag askanu Kaolack ñoom dañoo taxaw bañ ni nu mel ndax daa am nañ fa bëggoon a suul te kenn xamu leen ci seen armeel boobee ñu nag jàpp na sax buy am ci ay anam yu doy waar la yemee suulay néew nag yoo xam ne kenn xamu leen bu naree am fi ngay jaar dafay sori lool moo xam ci wàllu yoon la responsable hôpital ak yeneen am na nag kuréel boo xam ne foofu ca Kaolack mu ngi ci taxawaay bu am solo Ndete Diop. néew yi nekk ci l'hôpital yi yàgg fa lool te xamuñu seeni mbokk seenu denc dafa am yoon wu leer woo xam ne nii ca lay jaar loolu lépp nag ci njiital procureur Cheikh Tidiane Diawara moom moo jiite morgue bu l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack. koor yu mel noonu nag moo xam ndax accident lay ñëwee wala koo xam ne duñ ko for ci mbedd mi mu gaañu yu mel noonu nag bu amee dafay am dépôt de corps bi soit police moo koy bind wala gendarmerie ñun bu ñëwee jox ñu ko foofu hôpital danañ def communiqué def photo boo xamee ne dem nañ ba gisuñu ay seeni mbokk là automatiquement du ñuy saisiraat ñi nga xam ne ñoo ko indi woon dépôt de cadavre bi muy gendarme wala police ñu envoyé leen genre de mort léegi nag genre de mort boobu la ñuy boole ak réquisition bi ñu mën koo jébal procureur mën ñoo jox autorisation de fin d'inhumation ñu jox service social. néew yooyu seenug denc la ca ëpp ñi di waa service social lañ ko daan dénk waaye nag yenn saa yi yenn kuréel yoo xam ne ni dañuy yëngu ci wàllu woowu dañ leen woo ngir ñu jàpp ci bu ci mel ni association jamiyatu rahmati wal isaani oustaz Mohamed Gueye moom mooy njiit la. ci réew mi am na ñoo xam ne dañuy faatu ñu leen di rob robin boo xam ne bii jaarul yoon ci laa jokk nag dajale benn station ñu déposé suñuy papier ci autorité yi jox ñu benn autorisation boo xam ne bii l'intérieur moo ko joxe ma dem ci procureur mu defal ma benn lettre boo xam ne bii hôpitaux yëpp ñoo ko jot léegi nag ñoom bu ñu amee corps inconnu ko xam ne kii mbokk mi feeñu bu ñu ko dencee 45 jours dañuy woo ñu préparé suñuy matériel suñuy oto yégal ko doomu aadama yi ñu jàpp benn bis lu mel ni ki dimanche bu ñu demee ñun ñoo leen di sàng ñoo leen di jullee ñoo leen di rob ànd ak yërmande ànd ak jubal ànd ak sellal. ñoom nag ci anam ya ko lislaam tëggee ca la ñuy denc naam sax su fekkee ni ñoo ngay xamle ni mënuñu ràññee ndax kii jullit la am déet ak lu ci manti am kuréel gi mi ngi yëngu ci Ndakaaru ca Diourbel ci Ndar ak ca Louga. ak RFM kumpa jeex na. Seydou Nourou Ba. mouvement wala kuréel bi ñuy wax FRAPP France dégage ji joxari baaraamu tuuma ci faatub ñaar ñi nekkoon foofu ca prison bu Rebeuss di Babacar Mané ak kii di Cheikh Ndiaye kenn nag ci ñi ŋànk boobule kuréel di Guy Marius Sagna dafa sax jàpp ne nguur gi fa la jaare sax jën na njabootu ñi loru ci boobule prison jox ku nekk 2 millions mu koy ñaawlu bu baax a baax lii nag waral ba juróom-ñaari kuréel day bokk ci société civile fa seen amal seen doxum ñaxtu ajuma bi ñu dëgmal ca Place de la Nation ngir naqar lu ñu mel rawatina sax ñi nekk ci prison yi anam yu doy waar ñu fay nekkee Amadou Sabax Ba. Guy Marius Sagna jamatina jëwrin bi ñu dénk wàllum yoon gannaaw ba Malick Sall demoon visiter prison bu Rebeuss activiste bi di jël baaraamu tuuma di ko teg ci kaw nguur gi gannaaw ba ñaari détenu ñàkkee seen bakkan foofu la ca prison muy Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané. xanaa bureau directeur bu Rebeuss la visité waaye visité wul chambre 9 waaye de lenn wóor na ma même les agents pénitentiaires mënuñu tàccu ministre de la justice. état du Sénégal du ndogal yàlla de état du Sénégal moo rey ñaar ñooñu ndax condition yi nekk biir Rebeuss bu amoon yeneen condition duñu dee mercredi boobu duñu deewee nu nguur gi ba tey ci ak ay tuuma bu ñu sukkandikoo ci mouvement citoyen bii di FRAPP France dégage nguuru Sénégal joxul benn cër famille yi nga xam ne dañoo nekk ci naqar maanaam gannaaw ba ñu ñàkkee seeni doom ci prison bu Rebeuss. Lion du football egg final 20 millions Lion du basket egg final 10 millions détenu des Rebeuss 2 millions loolu mooy waxi lan c'est insulter les familles c'est insulter la mémoire en fait de nos concitoyens morts
c'est insulter tous les détenus de Rebeuss. C'est inacceptable. loolu yëpp pour acheter le silence des familles. loolu yëpp pour que famille yi bañ a dem tribunal. juróom-ñaari association bu ci mel ni Amnesty Sénégal COS M23 Gilets Rouges Y'en a marre Forum du Justiciable Nitu Dëgg mouvement Frappe France Dégage mouvement version française version wolof tour de table ak mouvement bi di question réponse fas yéene nañoo amal benn doxu ñaxtu ci àjjuma bi ñu jëm ngir ñaawlu anam yi jéggi dayoo yi nga xam ne moo am ci suñu prison yi. liggéeykatu société de transport bi di AFTU ñu ngi wonte ci kaw tali bi di réclamer ay contrat gannaaw ay at yoo xam ne def nañ ko ca boîte boobee ñi li ñu nag bëgg moo ñi di kilifa yi fexe ba jóg ci ni nu mel ndax buñ ko deful fekk ñaari fan dinañu déposer seen préavis de grève tey lañ doon tase ca buntu RTS fekkee woon na ko Salimataw. takk ay morceau yu xonk yore ay pancarte yoo xamante ni ña nga ca bind lu ëpp tuuru noonee la ñu dajaloo ca jardin bi jàkkaarloog RTS liggéeykatu société transport bi di AFTU ñoom nee nañu dañoo bëgg ñu defaral leen ay këyit gannaaw ay ati at ya ñu def ca biir entreprise ba Omar Seck Diop. pendant 13 ans ba 14 ans sax laay wax ñuy liggéey aw ñu contrat aw ñu IPRES aw ñu kees aw ñu dara liggéey bi ñu ngi ciy liggéey aw ñu garantie kenn porté wu ñu ci dara boo feebaree yaay faj sa bopp boo amee ndog-ndog perte nga sa liggéey boo xëyee tey xëyoo suba doo fayoo te cahier de charge AFTU loolu nekku ci woon dañoo jël travailleurs yi di leen def loo xamante du dëgg du yoon mooy da ngay commencé liggéey 6 heures du matin wala ngaa wàcc 22 heures. taxuñu ko woon bari loolu wante ñu ni li ñu bëgg rek mooy autorités yi daal di yëngu ndax fi mu toll nii ay dige moom doyal nañ ci sëkk. nekkoon nañ jug lijjanti mbir mi wala moo ëppi tool mënuñu concevoir nag dëkk boo xamante dañ ne dëkk yoon la ay transporteurs yoo xamante ay ñaari nit ñetti nit lañ nekk fi noot àdduna yëpp ay sénégalais ay jeunes ñu téye leen di leen def comme ay esclave. liggéeykat yi di xamle ni ba fi mu toll nii préavis ba ñu yëkkati woon bàyyiwuñ ko bu dara sottiwul danañ ko dugal. ba léegi bawuñu ko ñun lii c'est day wane ne ñun ay sénégalais lañ te ñu bëgg suñu réew lañ mënoon nañoo tëb rek banque suñu loxo téye oto yi duñ daw sénégalais yi sonn mais dañoo def marche pour interpeller njiitu réew mi ak suñu ministre tutelle. liggéeykat yooyee daal di sàkku ndimbal ci première dame bi di Marème Faye Sall ndax nee nañu ñenn ci ñoom ñi nga tëdd ñii hôpital ñii seeni kër ndax ay jafe-jafe ci seen wàllum liggéey te mënuñu ko gàlloo. Salimataw jaajëf Fama Dione loo sol nii ay coquette wala ay basket. Scarpin. Scarpin mooy lan man dama tubaab de mooy lan. Seydou fay naa la daal la nuyu naa la. RFM Sport. te yaa ñu defal tàggat yaram nañu ko tàmbaleeg basket. Seydou Nourou jërëjëf nuyu leen mbokki auditeur RFM jamono ji nag xam ngeen ni coupe du monde basket bi ma ngay amee ca Chine Sénégal nag ëllëg gi daje ak équipe bi di Canada waaye balay ndaje ma nag gaynde yi tey ji jàkkaarloo nañu ko taskatu xibaar yi ñooñu Maurice Ndour yi nag nee nañ lu ñu bëgg mooy daal di jeexal compétition bi ak na mu gën a taaroo ñu teewlu suñu ndaw la fa di Soda Thiam. gayndek Sénégal gi amal nañu ab tàggatu équipe bi yépp nag ñi ngi woon ci parquet bi war a dajeel nag ak équipe bu Canada bi nga xamante ni moom it dafa daal di ñàkk ñaari jonganteem yu njëkk yi loolu nag moom moo tax jongante gi war a am seen diggante nara metti lool Moustapha Gaye di ci àddu. ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñu ngi ciy waxtaan ak suñu joueurs yi yaakaar naa ne match bi dina ouvert contrairement nag Sénégal yi lu ñu yaakaar ne Canada équipe bu accessible la mag équipe bu mag la équipe bu physique la équipe bu am background la mais ñun tamit Sénégal yi dinañ def lépp lu ñu mën pour ndam bi ndax ndam loolu mu ñu fendi incha allah. fi mu nekk nii ci biir tàññeer bi ñëpp ànd na nag xel mu dal bu ñu sukkandikoo benn ci gaynde yi Youssou Ndoye jamono ji amuñu lenn lu ñuy tiit même bu fekkee sax yeneen sélection africaine yi am nañ benn victoire ci gile compétition. motivation la parce que après tout c'est des équipes africaines comme nous et ñun ñëpp dañ fi nekk di représenter Afrique et je pense que dañuy ñëw pour jéem a gagner pour préparer Jeux olympiques bi comme ñoom parce que instant bi nii maintenant les trucs vont être vraiment serrés quoi. nekk meilleure équipe africaine ci coupe du monde gi dina doon lu jafe waaye loolu teewul kay tàggat gaynde yi di Moustapha Gaye am confiance bu baax ci ndawam yi. waaw objectif pour cette compétition pour la coupe bi mooy accrocher une place qualificative pour les pré-olympiques bu ñu mënee am victoire suba comme ça ñu uti la première place africaine bu ñu ko yàlla mayul ñu daaxee ko ci match classement yi mais on a vraiment comme objectif d'avoir une place qualificative pour les pré-olympiques.
ne woon Soda Thiam fii ci Chine Dongwane ngir Radio Futur Média. jërëjëf Soda, des ci wàllum basket woowee ak résultat yi nga xamante ni am nañu ko. Serbie daan Italie score bi nekk juróom-ñeent fukk ak ñaar ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Venezuela daan Chine mi nga xamante ni moo dalal ndaje ma juróom-ñaar fukk ak ñaar ci juróom fukk ak juróom-ñeent. Espagnol yi nag nam dañ leen mënee woon ba ci carton bu mujj gi mujjantel gi nag ñu jël ndam li seen diggante ak iranien yi score bi nekk juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom ak ñett ak juróom-benn fukk ak juróom. ci suba si nag Angola moom daan Philippines score bi nekk juróom-ñett fukk ak ñeent ci juróom-ñett fukk ak benn. Pologne daal di daan Côte d'Ivoire score bi nekk juróom-ñett fukk ci juróom-benn fukk ak ñett. ñuy wax nag victoire bu yaa bi nga xamante ni Nigéria am na ko ci kaw Corée score bi nekk téeméer ak juróom-ñett ci juróom-benn fukk ak juróom-benn. Porto Rico daal di daan Tunisie juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci juróom-benn fukk ak ñeent. ñuy fàttali nag Nigéria ak Angola donte ni éliminé nañ leen. tey def nañu ab match wu am solo. Nigéria moom mu ngi wane boppam ci wàllu basket de moo xam ci góor ñi wala jigéen ñi. tamit ñu waxtaanee léegi Fama ci phase nationale yi. phase nationale yi amee ca Louga ñi ki dem ginnaaw ndam li nga xamante ni am na ko ci kaw dëkkandoo wu Louga R100 bu Thiès nag di wax ay ambition am nee nañ nag gagné compétition bi ka tax a jóg ci noonu dañuy teewlu ki nga xamante ni mooy tàggat équipe ba di Mbaye Gauche ci micro Abraham Paul Pouy. dañ koo dugal ba pare ñëw toog di ko xaar ndax boo xoolee moom benn instant ñu ubbi na défense am yëpp ubbi na ñun dañuy defet boo xoolee ECHO noonu lañ ko def dafa defet ñu dugalaat ko deuxième bi ñun loolu lañ doon tantewaat mais lu tax ñu reculer benn stratégie la rek pour permettre que moom mu ñëw pour ñu contrer ko pour dugalaat ñun dañoo am benn objectif moom mooy lan pour prendre la coupe te dëkkandoo équipe la yàlla def dernière minute mu dugal mais ce n'est pas grave yàlla def ñu dem série ñu gagné leen penalty bi ñu retiré ça se voit bu ngeen xoolee gardien bi dafa franchir ligne de but bu ñuy dóor penalty gardien war a franchir ligne bi mais dafa franchir ligne bi wàññi un pas loolu moom moo tax ñu refaire penalty bi c'est normal que équipe nga fekk ko fii équipe dee ba pare ñëw dundaat bu dundaatee day indiwaat beneen phénomène lay indiwaat moom moo tax ñun xam nañ ne match bu métti moom la wax ñu doon xaar alhamdulilah génn nañ ci jàmm dañuy def préparé waat suñu demi-finale mais dara jeexagul suñu objectif ba léegi ñu ngi ci mais dañuy dem dajalewaat waxtaanaat pour préparer waat suñu demi-finale avancé mais fii demi-finale moom mooy lépp. mu nekk noonu ki nga xamante ni moo di Mbaye Gauche di tàggat équipe bi di R100 bu Thiès doon addu ci micro Abraham Paul Pouy. demi-finale yooyu mu wax sax jàpp leen ni suba lay tàmbali. waaye nag balay boobu kanamee tuuti organisation nationale bi ëmb lu jëm ci wàllum activité vacances yi di ONCAV dina dajeek taskatu xibaar yi 18h30 lay doon Seydou Nourou Ba lii moo nekkoon xibaaru tàggat yaram yi. balaa ngay dem nga ne la sol nii nu mu tudd. escarpin. yàlla jërëjëf. yoonu tool dañ ci ànd ak Mamadou Amar Ndione. dal leen ak jàmm. taw bi li mu tàmbali waat nekk na loo xam ne andi na mbégte ci xolu baykat yi ba tax na sawar nañu ca bassin arachidier bi rawatina ca Diourbel am nañu yaakaar boole ci xeex bi ñu doon xeex li yàq tool yi ñu daal di ci am ndam ci département bu Mbacké Babacar Diouf. ni nawet bi tëddee fi mu nekk nii dalal na xel leen fi jotagum ci taw ci région bu Diourbel yépp tax na gàncax gi rafet lool ci diwaan bi loolu nag ki nga xamante ne moo di Pierre Diouf xamle moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu mbéy ci région Ndiarème. bu ma yeboon ne gerte yi sax yu ngi tuur dugub yi ñenn ñi dañuy wax xaw ma montaison nag mënu mu koy waxee ci wolof waaye jege na maanaam wolli woon nañ ko ba mu ngi bëgg won ginaar yenn yi léegi mu jege ceex woon na xaj ñu ci ëpp nag ñu ngi ci tallage parce que ñëpp jiwandoowuñu yenn barab sax ci diwaanu Mbàkke rek ñoom ñoo amoon ay attaque ci ay pàcc moom amoon na kooku surtout jalaan yi lu ko jëlee arrondissement Kayel bi surtout commune am yi daanaka commune yi ci bare Njuumaan ak Taïba Cekkeen wante Pierre Diouf di dalal xel ne lépp ñëwaat na ci normal gannaaw buñ ko xeexee. ñu ngi ko saafara parce que biñ ko déclaré DPV dem na fa indil nañu oto traité fekk na nag nit ñi góorgóorlu nañu parce que ñàkk a signalé sax ñu ngi doon jëndal seeni bopp garab di ko faj. tey béykat yi benn bëgg-bëgg rek lañ am mooy nawet bi continuer nii nga xam ne moom lay dawee ci jamono ji ñu nekk.
ca Fatick nekk ci bassin arachidier bi ba léegi foofu tamit baykat yi yaakaar nañu am ay rendement yu am solo li ko waral mooy am nañu ndox mu doy ndax taw na fa dugub bi boo ko xoolee mu ngi màgg yeneen i meññeef yi tamit noonu la tëddee Aminata Goudiaby leer la yor nag moom Cheikh Diouf di bay ñax mu bon mi nga xam ni moom moo sax ci toolu dugub bu 2 hectares am bii ndaw baykat la bu dëkkee ci Ñaaxaar nee na fi mu ne pas-pas gu mat lañ nemmeeku ci moom xool bi neex loolu ba muy reetaan moom Cheikh Diouf nag di wax ni fi mu ne nii moom yaakaar daa judduwaat ci moom gannaaw ba taw bi tàmbalee waatee. tiitoon naa trop wax dëgg fa yàlla ndaxte lii la ñu yaakaar waaw te bu taw bi ñëwatu woon dina am ay jafe-jafe yu métti mais comme taw bi ñëw na instant yi moom suñu xel dal na ñoo ngi am yaakaar bu baax a baax comme lii mooy suñu yaakaar ci suñu famille wax dëgg fa yàlla instant yi moom am nañ kontaante bu baax a baax. ci région bu Fatick nag nemmeeku bi mooy fi mu ne tool yëpp daanaka gàncax gaa ngi naat bu baax a baax suñ sukkandikoo ci directeur régional bu développement rural nee na nji mu njëkk mi sax daanaka mi ngi focc ci wàllu dugub ji Mamadou Badiane. fukki fan ba mu amee ak benn ci weeru ut wii ñu génn ba tey jii wax dëgg fa yàlla li fi jot a wàcc ci ndox tax na mu am dabe boo xam ne bu am solo moo xam dugub bi moo xam gerte gi moo xam mboq mi moo xam base bi moo xam sëb si moo xam ba ci pastèque bi wax dëgg fa yàlla xel dal na ci ña jiwoon bu njëkk ñëpp fi mu toll nii koo ci laaj ku ne dala naan ñu sant yàlla gerte gi fi mu toll nii mu ngi sori. techniciens yi yëngatu ci wàllu agriculture ak itam baykat yi nag ñoom ñu ni am nañ yaakaar ne ren jii récolte yi mën naa baax bu fekkee ni taw bi continuer na ni mu tàmbalee fan yi bu ñoree dinaa récolter 2 tonnes 400 kilos damay xool li ma mën a dundal sama njaboot après li des ma jaay ko. ay visites yoo xam ne nag léeg-léeg direction développement rural dañ koy def wane na ni fi mu ne nii daanaka suuf si tooy na xepp ci gox yu bëri ci biir région bu Fatick waaye nag mu mel ni ci département bu Foundiougne la ñu gën a nemmeeku taw yu bëri yi. jërëjëf Aminata Goudiaby Babacar Diouf ak Abdou Thiam mi jàpp ci xarale gi yéen ñi ñu déglu tamit ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw.